donc di doon wax ne fàttali ñi nga xam ne ñooñu ñëw dab si bi ñuy tàmbalee ndaje mi man dañuy sant xale yi parce que dañoo jël responsabilité bu mag teg moo ko muy modérateur débat yi donc ñun dañuy yombalal rek waaye Abdou Dia moom mooy le grand maître de cérémonie. kon ñi nga xam ne dab nañu ginnaaw bu ndaje mi tàmbalee bañ ubbee dañoo def ñaan ndax ñi nga xam ne ñoo la yàlla def nangu jël seen bakkan ca daaka ba ginnaaw ñaan googu ñu jox Sophie Diop moom moo def le mot de bienvenue au nom de la Cogère de Mbacké des jeunes bi ñu jógee ci nag la ñu tàmbali man en tant que modérateur ñu daal di nuyoo fàttali bi ñu paree nag dañu jàppoon ne dañuy def sax conférence yoo xam ne yu yaatu jël ay intervenants waaye ñu jàpp ne position bi nga xam ne le directeur Gallo Ba occupé na ko au niveau national mën na wax sur les grands projets de l'État moom ngeen fekk nii muy jeexal sànq son mot introductif yaakaar ne def na le survol de l'action du gouvernement au niveau national ak li nga xam ne au niveau local également gouvernement bi def na ko fi te li nga xam ne mën ko tënk surtout ci kàdduy Gallo mooy bi mu tàmbalee au plan politique lancé na un message surtout à la démarche unitaire tàllal loxo nit ñëpp pour que responsable yi département bi ànd ànd nañ na parce que li taje fii déjà ñëpp xam nañ ne nous sommes ensemble li ci desaat nag mooy ñu wane tamit ne ndam moom dañ ko war a continuer am comme li nga xam ne mën nañ ko tënk rek ci li nga xam ne moom la directeur wax mooy projet gouvernement bi ak naka la ñu taxawalee SOGIP SA ak liggéey yi nga xam ne moom la gouvernement bi def ca Diamniadio loolu dikk na ci ay yaatal yu am solo dikk na tamit ci li nga xam ne mooy vision président de la République nga xam ne dafay romb ba après ses mandats jusqu'en 2035 muy PSE bi ci résumé bi toujours mën nañ ci wax également li nga xam ne projet yu am solo nga xam ne gouvernement bi war na ko réaliser au niveau de Diamniadio parce que ñu bëri ci département bi léeg-léeg dañ naan Gallo kat moom liñ ko joxe ko ne kenn gisagul boobaak léegi fan la toll amuñu ministère amuñu nangam ak nangam mais ñu xam ne SOGIP SA bés bu demee ba nga xam ne àgg na en plein développement ak projet yi nga xam ne moom la ñu am Diamniadio jàpp nañ ne ay doomi Mbàkke ëllëgi si biir war nañ fa mën a am xëy ak ngoon ay position stable ak ay emploi loolu ñi ngi koy senti te dootul yàgg dara leneen li nga xam ne mën nañ ko waxaat tamit ci résumé bi mooy programme sociaux yi nga xam ne au moins président Macky Sall def na ko ci département bi ak ci région bi loolu kenn du ko wax te tudduloo ci autoroute Ila Touba loolu kenn du ko wax tamit te tudduloo assainissement bi ci Touba parce que ñun ñëpp quand même en 2012 nekkoon nañu fii xam nañ ne bu nawet masaan jot ndox mi daanaka day dem bay dugg ci jumaa ji président Macky Sall moo jël volonté politique créé ministère restructuration pour 11 milliards tey kuy dem Touba El Hadj Ndiaye programme ma nga ne toog ñu koy nuyu jàpp nañ ne quartier yi nga xam ne moom lañ daan tuddee mbal ci Touba Daaru Xuddoos ñaari étage yaakaar naa ne ndox mi quand même nam fa daan mel wàññeeku na bu baax te loolu la ñuy continuer également yàpp liggéey ko ci at yi nga xam ne moo ci ñëwaat te loolu yaakaar naa wax na ci tamit ci programme yi nga xam ne moom la gouvernement bi namm dans un proche avenir ci département bi rawatina la commune de Mbacké muy stade bi nga xam ne président jël na engagement yeggale ko balaa muy yàgg ak centre de santé bi ak mairie bu bees parce que Mbacké tamit ñun suñu mairie ñu yor pos la te jàpp nañ ne quand même président Macky Sall balaa moo fiy jógee Mbacké war naa am une mairie digne de ce nom. Allah mën a jàpp ci tënk leneen li nga xam ne moom lañ ci yeggale tamit mooy ci discours u Gallo mooy féliciter na la Cogère du département. te yaakaar naa ne ku gis ndaje mi tey ak ni ngeen teewee ak ni ngeen mobilisé wu xam ne vraiment ça c'est une fierté nationale parce que dañoo toll foo xam ne ci département ci parti bi tamit fu ay rek ñu dégg fa ay yëngu ay sièges yu jóg ay xol yu jóg waaye jàpp naa ne ku gis mobilisation bi ak calme bi xam ne kontaan nañ ci léegi nag dañuy dem loolu rek laa mënoon a tënk ci li Gallo wax may jox Abdou Dia mu introduire intervenant yi mais li ñuy wax mooy comme débat technique la te bëgguñu présidium bi ñi nekk fii rek yore parole du ëpp li ñu bëgg mooy li ëpp ci temps ñu jox leen yéen jeunes yi nga xam ne yéen a jóge ci département bi ñu jóge Mbul Kayeen ñu jóge Madina ñu jóge Taïba Cekkeen am ay xalaat yoo xam ne bëgg nañ ko wax te bu ñu ko waxee ñi toog fii ci salle bi danañ leen ci mën a tontu mu nekk nag un débat civilisé du nekk un débat de personne du ay xaste du ay leneen waaye ngeen poser les problèmes ak inquiétudes yi ngeen am te jàpp naa ne su ngeen ko waxee ñi toog fii ci présidium bi muy Gallo muy Pape Maguette muy ñeneen ak ñeneen am nañ fi ay responsables yoo xam ne mën nañ ci joxe des tentatives ou bien même des débuts de réponse donc loolu moo ci nekk
leneen li may ñaan maintenant ma jox Abdou mu introduire ñi ñëwaat mooy ñu ñaan rek responsable yi parce que tamit ndaje politique il faut mu am tamit ñoo xam ne dañ leen ci tànn ñu wax mais bu ñu paree ñi nga xam ne waxuñ ci si Abdou di jël tamit bu ñu ubbee débat général bi danañ leen mën a jox parole ñoom tamit ñu yeggale. léegi li ñuy ñaan rek mooy daan que tisbaar jot na ñi ngeen yeneen responsable yi ñuy tànn au moins ñu mën a yemale bu dee 2 minutes maximum 3 minutes kenn ku ci ne nga mën a wax su ko defee parce que liste bi xaw na gudd bu ku nekk waxee rek ba yeggale yaakaar naa ne boo moytu duñ mën a may débat bi ngeen mën a continuer baax loolu daal la ñuy ñaan kon ñi nga xam ne yéen a ngi ñëw Abdou lire liste bi ñu résumer rek en 2 minutes placer quelques mots après parce que li ëpp ci temps bi ñu mën ko consacrer le débat général surtout les jeunes mën a jël parole mën wax Abdou vas-y pour la liste des intervenants. Merci Bara, merci beaucoup de la clarté des propos. Mais avant de démarrer les interventions, permettez-moi d'annoncer la présence de la délégation des Amis de Galoba, de l'association des femmes de Galoba, la présence du maire de Taïba, la délégation du ministre conseiller Ndongo Ndiaye, la délégation du mouvement pour l'émergence Andolel Maki. Merci monsieur le directeur. Donc di doon wax ne fàttali ñi nga xam ne ñooñu ñëw dabsi bi ñuy tàmbalee ndaje mi man dañuy sant xale yi parce que dañoo jël responsabilité bu mag teg moo ko muy modérateur débat yi donc ñun dañuy yombalal rek waaye Abdou Dia moom mooy le grand maître de cérémonie kon ñi nga xam ne dab nañu ginnaaw bu ndaje mi tàmbalee bañ ubbee dañoo def ñaan ndax ñi nga xam ne ñoo la yàlla def nangu jël seen bakkan ca daaka ba ginnaaw ñaan googu ñu jox Sophie Diop moom moo def le mot de bienvenue au nom de la Cogère de Mbacké des jeunes bi ñu jógee ci nag la ñu tàmbali man en tant que modérateur ñu daal di nuyoo fàttali bi ñu paree nag dañu jàppoon ne dañuy def sax conférence yoo xam ne yu yaatu jël ay intervenants waaye ñu jàpp ne position bi nga xam ne le directeur Galoba occupé na ko au niveau national mën na wax sur les grands projets de l'État moom ngeen fekk nii muy jeexal sànq son mot introductif yaakaar ne def na le survol de l'action du gouvernement au niveau national ak li nga xam ne au niveau local également gouvernement bi def na ko fi te li nga xam ne mën ko tënk surtout ci kàdduy Gallo mooy bi mu tàmbalee au plan politique lancé na un message surtout à la démarche unitaire tàllal loxo nit ñëpp pour que responsable yi département bi ànd nañ na parce que li taje fii déjà ñëpp xam nañ ne nous sommes ensemble li ci desaat nag mooy ñu wane tamit ne ndam moom dañ ko war a continuer am comme li nga xam ne mën nañ ko tënk rek ci li nga xam ne moom la directeur wax mooy projet gouvernement bi ak naka la ñu taxawalee SOGIP SA ak liggéey yi nga xam ne moom la gouvernement bi def ca Diamniadio loolu dikk na ci ay yaatal yu am solo dikk na tamit ci li nga xam ne mooy vision président de la République nga xam ne dafay romb ba après ses mandats jusqu'en 2035 muy PSE bi ci résumé bi toujours mën nañ ci wax également li nga xam ne projet yu am solo nga xam ne gouvernement bi war na ko réaliser au niveau de Diamniadio parce que ñu bëri ci département bi léeg-léeg dañ naan galokat moom liñ ko joxago ne kenn gisagul boobaak léegi fan la toll amuñu ministère amuñu nangam ak nangam mais ñu xam ne SOGIP SA bés bu demee ba nga xam ne àgg na en plein développement ak projet yi nga xam ne moom la ñu am Diamniadio jàpp nañ ne ay doomi Mbàkke ëllëgi si biir war nañ fa mën a am xëy ak ngoon ay position stable ak ay emploi loolu ñi ngi koy senti te dootul yàgg dara leneen li nga xam ne mën nañ ko waxaat tamit ci résumé bi mooy programme sociaux yi nga xam ne au moins président Macky Sall def na ko ci département bi ak ci région bi loolu kenn du ko wax te tudduloo ci autoroute Ila Touba loolu kenn du ko wax tamit te tudduloo assainissement bi ci Touba parce que ñun ñëpp quand même en 2012 nekkoon nañu fii xam nañ ne bu nawet masaan jot ndox mi daanaka day dem bay dugg ci jumaa ji président Macky Sall moo jël volonté politique créé ministère restructuration plus de 11 milliards tey kuy dem Touba El Hadj Ndiaye programme ma nga ne toog ñu koy nuyu jàpp nañ ne quartier yi nga xam ne moom lañ daan tuddee mbal ci Touba Daaru Xuddoos ñaari étage yaakaar naa ne ndox mi quand même nam fa daan mel wàññeeku na bu baax te loolu la ñuy continuer également yàpp liggéey ko ci at yi nga xam ne moo ci ñëwaat te loolu yaakaar naa wax na ci tamit ci programme yi nga xam ne moom la gouvernement bi namm dans un proche avenir ci département bi rawatina la commune de Mbacké muy stade bi nga xam ne président jël na engagement yeggale ko balaa muy yàgg ak centre de santé bi ak mairie bu bees parce que Mbacké tamit ñun suñu mairie ñu yor pos la
te jàpp nañ ne quand même président Macky Sall balaa moo fiy jógee Mbacké war naa am une mairie digne de ce nom. Allah mën a jàpp ci tënk leneen li nga xam ne moom lañ ci yeggalee tamit mooy ci discours u Gallo mooy félicité na la COJER du département te yaakaar naa ne ku gis ndaje mi tey ak ni ngeen teewee ak ni ngeen mobilisé wu xam ne vraiment ça c'est une fierté nationale. parce que dañoo toll foo xam ne ci département ci parti bi tamit fu ay rek ñu dégg fa ay yëngu ay sièges yu jóg ay xol yu jóg waaye jàpp naa ne ku gis mobilisation bi ak calme bi xam ne kontaan nañ ci. léegi nag dañuy dem loolu rek laa mënoon a tënk ci li Gallo wax may jox Abdou Dia mu introduire intervenant yi mais li ñuy wax mooy comme débat technique la te bëgguñu présidium bi ñi nekk fii rek yore parole du ëpp li ñu bëgg mooy li ëpp ci temps ñu jox leen. yéen jeunes yi nga xam ne yéen a jóge ci département bi ñu jóge Mbul Kayeen ñu jóge Madina ñu jóge Taïba Cekkeen am ay xalaat yoo xam ne bëgg nañ ko wax te bu ñu ko waxee ñi toog fii ci salle bi danañ leen ci mën a tontu mu nekk nag un débat civilisé du nekk un débat de personne du ay xaste du ay leneen waaye ngeen poser les problèmes ak inquiétudes yi ngeen am te jàpp naa ne su ngeen ko waxee ñi toog fii ci présidium bi muy Gallo muy Pape Maguette muy ñeneen ak ñeneen am nañ fi ay responsables yoo xam ne mën nañ ci joxe des tentatives ou bien même des débuts de réponse donc loolu moo ci nekk leneen li may ñaan maintenant ma jox Abdou mu introduire ñi ñëwaat mooy ñu ñaan rek responsable yi parce que tamit ndaje politique il faut mu am tamit ñoo xam ne dañ leen ci tànn ñu wax mais bu ñu paree ñi nga xam ne waxuñ ci si Abdou di jël tamit bu ñu ubbee débat général bi danañ leen mën a jox parole ñoom tamit ñu yeggale léegi li ñuy ñaan rek mooy daanaka tisbaar jot na ñi ngeen yeneen responsable yi ñuy tànn au moins ñu mën a yemale bu dee 2 minutes maximum 3 minutes kenn ku ci ne nga mën a wax su ko defee parce que liste bi xaw na gudd bu ku nekk waxee rek ba yeggale yaakaar naa ne boo moytu duñ mën a may débat bi ngeen mën a continuer baax loolu daal la ñuy ñaan kon ñi nga xam ne yéen a ngi ñëw Abdou lire liste bi ñu résumer rek en 2 minutes placer quelques mots après parce que li ëpp ci temps bi ñu mën ko consacrer le débat général surtout les jeunes mën a jël parole mën wax Abdou vas-y pour la liste des intervenants. Merci Bara, merci beaucoup de la clarté des propos. Mais avant de démarrer les interventions, permettez-moi d'annoncer la présence de la délégation des Amis de Galoba, de l'association des femmes de Galoba, la présence du maire de Taïba, la délégation du ministre conseiller Ndongo Ndiaye, la délégation du mouvement pour l'émergence Andolel Maki. jërëjëf bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah alayhi salaatu wasalaam bokk yi fi nekk maa ngi leen di nuyu kii sama tur bopp ak turu parlementaire nga xam ni ñoo nekk ci département bi tey ma représenté leen fi di jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxob Serigne Mbacké Faye le coordinateur bu COJER bu département bu Mbacké Serigne Mbacké maa ngi lay ndokkeel ginnaaw buñ la gërëmee sant la ndax lii nga def du lu yomb ndax boole nga fi waa COJER yëpp waaye boole nga fi famille politique yëpp itam coalition yëpp ñëw nañu kon loolu li la ko may mooy li nga xam ni bi nga jógee ci yoon wi nga aw dañ koy boole ñëpp ma di la gërëm di gërëm équipe bi nga àndal ndax kenn ku ne xam na ni lii fii ne kenn nit moo taxawal kon Serigne Mbacké jërëjëf waaye jërëjëfit ñi ngi ko àndal nee na jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku jëful dara doo ko dégg may jël sama nuyoo teg ko ci sa ki nga xam ni mooy directeur Gallo Ba
ndax gone yi wax dëgg yàlla ëpp ki gone yi ci ginnaawam lañ ne mu jàppale leen taxawu leen ba lii mën a taxaw tey nag ma am mbégte mu rëy ndax nun bu fekkente ni doyen lañ ci parti bi barki loo xam ne bi ñu koy taxawal dañ cee ànd ak ñu ko taxawal buñ dégisee ba ak si def fii ñu toll gone Mbàkke yi taxaw def lii ñu def man jàpp naa ni li fi def lañ ko defal. kon monsieur le directeur maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu mbooleem responsable yi nga xam ni ñu ngi ci tànt bi mënumaa ñàkk ma waxee loolu ma jiital Alaaji Moon Njaay wax dëgg yàlla bi borom réew mi samp lii bokkoon na ñi nga xam ni ñooy bokkoon ñi nga xam ni dañ ci àndoon ak moom kon bu fi toogee ñu cëral ko cër boo xam ni yàlla moo ko def buñ dee wax fii dañuy tudd turam waaye tudd madame Mbaye di nuyu mbooleem itam maire yi nga xam ne ñu ngi fii jiite ay commune ci département bi duma lim ñëpp waaye naa ngi tudd ñaar rek bu ma ko tuddee tudd naa ñëpp muy ndegam délégation maire Mbàkke mi ngi fi maa ngi koy jiite néew bi di nuyu bu baax délégation maire Touba maire commune rurale yi gis naa fi le maire de Taïf gis naa fi le maire Mboul Kayel gis naa fi maire Taïba Cekkeen mon ami et mon frère xarit wax lim bu dafa am jàppal sama xarita di nuyu responsable yi fi ne yëpp nuyoo boobu dina ëmb mboolem maire yi nga xamante ñoo fi ne fàttewuñ fi kenn di nuyu responsable politique yi nga xam ne itam ñu ngi fi ku mel ni Mor Seck gis nañ ko fi ñi ngi des ñëpp mënu ma leen lim waaye nañ xam ne mboolem yi fi ne Touba ak Mbacké bàyyiwuma kenn temps bi dafa gàtt te bëggum li ma wax rek bëgguma wal yemale ci lim ay nit dama fi bu baax ñi taxawal lii Gallo wax dëgg nun yàgg nañ ci ndaje mi yàgg nañoo dajaloo di woote waaye condition yu mel nii kenn mësu ko fi taxawal te ñu ko fi taxawal suñuy gone rek lañu waaye nag buñ ko mënee dañ cee boole ñëpp kon yéen ñi taxawal lii ñu ngi leen di féliciter waaye lii rek lañ séentu woon ci yow yéen lii rek lañ bëggoon ci yéen maa ngi nuyu bu baax délégation bi nga xam ni moo jóge ca Moustapha Cissé Lo gis naa fi ay jigéen ak i góor yoo xam ni ci moom lañ jóge mënumaa lim te mënuma ko tudd ndax moom mi ngi fi ndax njabootam a ngi fi lii ngeen taxawal mbir la moo xam ni dalal na sunu xel yokku ne sunu yaakaar ci yéen di leen xamal ni ñun amatuñu dara luñ mën a wane ci parti ci politique bi li ñu mën kay mooy ñun mobilisation dootuñu fekk may nuyu baax waa coalition Benno Bokk Yaakaar gis naa fi représentant bu gis naa fi Moustapha Sylla AFP gis naa fi Diallo fekkee ma ci booba boole ñi ngi def seen ku ci néew itam ñoo xam dugg nañ ci nuyoo boobu ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi di leen nuyu bu baax di leen sant ndax lii nag nun mooy daal suñu xel bu ñu demee ba toll fii président Macky Sall toll fii mu toll ak jamono yii toll ngeen taxaw lu mel nii dinaa am nag yóbbante yoo xam ne dama ko yóbbante pep bi yóbbante ko renseignements généraux yi yóbbante ko également ñi nga xamante ni ay hauts fonctionnaires lañu tey mën a gisee président Macky Sall loolu mooy que ni département Mbacké département bu nekkul Touba département Mbacké moo la ëpp doole ci ay nit ëpp la doole ci développement ëpp la ci surface kon bëgg nañu ñii fi ne te di ay gone te am compétence boo xam ne mën na yor ay responsabilité nga leen jàppale ndax man nag jafe-jafe yi ñu fi am ci wàllu électoral man li ma jàpp man Maguette Diakhaté maa ko wax ba ne li ko jàpp du suñu naïveté du suñu négligé du suñu ñàkk man li ci nekk mooy dafa am loo xamante ni nit il faut que mu am fu wéeru wéerukaay yi ñu war a wéeru nañ ñu ko wutal
mooy ay responsable yoo xam ne dañ leen jox ay responsabilité yoo xamante ni ñii fi ne jafe-jafe yi am daañ ko mën a ànd ak ñoom résoudre ko ndax nag ñu fii mu ne ñi fi ne mënuñoo wax ni président Macky Sall fonkee su ko ci département Mbacké mënuñu soo wax ne bëggee su ko ndax saa bu ndagee ñëpp ñëw waaye nag am na loo xam ne bëgg nañu président jàppale leen ci mooy suñu xale yi fi ne suñu cadre yi fi ne nañu leen jàppale jox leen ay poste de responsabilité ñu mën a toog ci ndaje yi nga xamante ni fa la ñëpp yi toog di discuter ndax nag solidarité gouvernementale dafa am solidarité gouvernementale dafa am bari na département yoo xam ne soqaliku nañu dem nañu te leen yóbbu président Macky Sall sax mën na ko ba yëg ndax yëf yi nag buñ ko watee ay budget la dañ koy toog ci loxo ministères yi ñoo koy exécuter relation boobu ñuy am nag seen biir ak jàppalante bi ñu am seen biir tax na seen département yi doxee na noo xamante ni buñ toogee ba ndëgg ñuy wax yenn infrastructure yi ci Mbacké ni manqué na loolu am na lu ko teg te loolu xam nañ ko loolu président de la république ñu ngi ñaan mu jàppale lu ci jàppale suñu xale yi jàppale cadre yi ñu am ay poste de responsabilité maa ngi taxawu ndaw ñi maa ngi taxawu jigéen ñi maa ngi taxawu département bi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. ndax effectivement lii nekk na lu dal xel pour ñun responsable politique mais bala ma sori ma nuyu responsable yi fi teew yëpp bàyyiwuma kenn defe naa bu ma tuddee suñu tonton suñu mag suñu lépp kilifa Baye Maguette Diakhaté yóbbaale na ñëpp. maa ngi wax ne li nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy li ñuy wax université d'été université donc de républicaine université nag mooy wax li nga xam ne moom la président Macky Sall liggéey ci Sénégal bi mu fi toogee ba léegi mooy itam li mébata liggéey ci Sénégal loolu defe naa jarul ma ci ñëwaat ñi ma fi jiitu muy conférencier bi ak modérateur bi wax nañ lépp li nga xam ne moo am solo nag moo di dajaloo bi nga xam ne war nañ ko def parce que dañ jëm ci ay jongante bi ñu jëm comme niñ ko waxee ñi ma jiitu jongante bu am solo la pour avenir u président Macky Sall ndax yéen ñëpp yéen a ngi dégg li ñuy wax cohabitation mooy wujjee ci nguur gi wujjee ak kan mooy wujjee ak opposition loolu nag daanaka musul am Afrique même pays yi nga xam dañ développé seen démocratie yàgg ñu am doole ci koom-koom yu mel ay Italie ay États-Unis même ñooñu bu ñu amee cohabitation maanaam président Macky Sall jiite yàlla tere tey opposition bi gagné woon Abdoulaye Wade mi ñu wax ñoo toog fii wala Idrissa Seck nekk premier ministre loolu ñaanaluñ ko benn pays africain rawatina bu Sénégal ndax bu boobaa dara du mën a dox léppay bloqué te yaakaar naa ne président Macky Sall ndaw la ñu bokk ak moom génération xam yéeneem ci Sénégal xam kattanam aussi ak li ko yàlla may juróomi at rek mu def li mu def defe naa ne loolu war na tax ñu jàppale ko li nga xam ne nag ci lay insister di ko dëgëral mooy Mbacké fii dañu baaxoo toogee ba léegi président am fi ay jafe-jafe man na mat na weer ma dajeek moom ci benn délégation mu recevoir ma ca palais dama ne ko bu ma sañoon mu recevoir responsable département bi ndax ñu ànd nekk benn jeunesse bii ma gis ànd nañ mais ànd des na parce que defe naa COJER bu Touba yëguma leen baax ci lii loolu nag defe naa ne lu ñu war a jubbanti la fexe ba ñoom ñu ñëw bokk si bu baax a baax parce que nag man bu ma taxawee fii di wax ku nekk da nga bay sa buntu nekk man Touba laa nekk responsable politique ci département bi laa dëkk mais Touba laa féete leneen li nga xam ne bu naa ko wax defe naa doyen Maguette Diakhaté wax na ko léegi dañuy politique mënuñu naxante parce que bu ñu naxantee ay échec la ñuy am ay lajj ku nekk di xool sa morom nit ñi dina bëtu ñuy raser les murs comme ni ko tubaab bi di waxee li nga xam ne bëgg naa ko wax mooy département bi liggéey bi des na li tax mu des du question investissement yu fi président def te defu ko ndax dama ne ci juróomi at def na fi lu bëri te lii di ñëw it moo gën a rëy ndax Ila Touba war na mun a transformer Touba pour mu nekk un hub touristique tourisme religieux war na mun développer Touba bu baax mais moo bu ñoom day fekk ñun responsable politique yi ak responsable yi nekk ci maire yi ñu xam lan la ñu yàlla may fii ñu valoriser ko
man am na programme bu ma ci tëgg teg naa ko ci loxo président te ci fan yi di ñëw peut-être dinaa ci dellusiwaat. leneen li nga xam ne bëggoon naa ko wax mooy li tax ñu am ay jafe-jafe aussi li ci bokk mooy dëkk bu toll ni Touba ñu ne moo ëpp électorat bu Dakar weesoo mais ñoo gën a néew ñu ñu fi fal mais dañuy politique pour ñu mun leen jàppale li kenn mun fii boo demee ci yeneen dëkk yu gën a tuuti nga xam ne Touba mat leen fukki yoon mais am nañ fukki nomination yoo xam ne parce que politique aussi dafa war a am ay responsable yoo xam ne àjjuma samedi dimanche mais militants yi mun a dem ci ñoom donc li nga xam ne moo fi nekk mooy am na ñuy wax loolu comme li ma dégg ci suuf baax na nee nañ gagné ba pare mais gagné ba pare su ma jigéen Daba Diouf moo ko wax te defe naa ne bu ñu sañoon dañuy gagné mais aussi nit bu demee ba am ay gàllankoor parce que Touba dafay spécifique gàllankoor yi mooy lan mooy population bi ku nekk xam ne ñoom ñoo am problème ak régime Macky Sall mais yoonu murit yoon bi bopp yoon bi ku nekk gis na ni ñu jàppee président Macky Sall def ko doom saa yu fi ñëw dañ koy teeru ni ñuy teeroo buuri président yi fi jaar yëpp ku ñun ñi nga xam ne ay murit lañu waruñu xaar nag loolu ñu naan ñu namel ñu ay poste dañu war a xam ne président am na lu mu def ci dëkk bi am na fi yéene te wane na ko en 5 ans loolu moo war a tax nag ñu fexe ba comme Sénégal day gagné li wóor mooy président Sénégal dañ ko jox loxo mais ñun Touba waruñoo des gannaaw loolu wax nañ ko fi léegi di suñu sag keroog bu ñu toogee ak président aussi wax naa ko kilifa gi ñu àndoon jiite fa njabootu Serigne Touba muy sëñ Abdou Fatah Falilou mi ngi toog ma ne ko ñun duñu suñu sag ñun murid yi ñuy seetaan chaque jour Sénégal di jox loxo président Macky Sall ñu naan déedéet loolu nag war a mun a ànd bu wér ànd boo xam ne duñ ko wax ci kaw ba pare ci suuf ñuy galgalante loolu am na solo man donc foofu lay gàttale di wax ne maa ngi félicité COJER di félicité seen njiit sëñ Mbacke Faye di wax ne li ngeen nekk feleen ba mag ñi nekk si buñ ci nekkee rek yàlla mun nañu dimbale wasalaam. ñu fàttali tamit sëñ Abdoulaye Diakhaté yegg si na léegi chef de village Touba Mosquée membre du conseil municipal de Touba je crois que Abdou dana ko présenter waaye jën yi dañ ma fàttali tamit en tant que modérateur nañ fàttali responsable ne ñaari minutes la ñu waxoon rek ñu dimbale ñu ñi nga xam ne ñi ñëw après ñu gën a gàttal pour que ñu mën a jox débat bi surtout jeunes yi parce que dañu ñëw surtout pour déglu leen loolu daal laa doon fàttali rek en tant que modérateur nañ ñu may ñi ngeen responsable yi ñëw ñaari minutes nañ ci tënk rek li nga xam ne la ñuy wax su ko defee ñu mën a jox jeunes yi ñu ëppal temps de parole yi Abdou bu fekkee am na ñu des. Merci Bara de la précision. À l'instant, vous l'avez si bien dit, le chef de village de Touba Mosquée, Serigne Abdoulaye Diakhaté, qui est accompagné de Serigne Abdourahmane, et Serigne Abdoulahi et Serigne Abdoulo. Donc, vous l'avez si bien dit, on va continuer les débats. Et je donne la parole au chef de budget du COUD et responsable politique APR à Mbacké. Je vous nomme M. Abdoulaye Diomokho sous vos applaudissements. Bismillahi rahmani rahim. Man maa ngi nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant. Donc di vraiment rafetlu jotaay bi di féliciter donc la jeunesse. di féliciter donc la jeunesse c'est bon di féliciter la jeunesse di jiital ci félicitation bi donc Serigne Mbacke Faye bon di ko féliciter encore une fois de ce qu'il a réussi je crois que c'est pas facile donc mobiliser tey jotaay bu toll nii je crois que fii jeunesse bi ñi ngi jàngal vraiment ñi ngi jàngal mag ñi benn leçon d'engagement donc de mobilisation ak aussi waaye justement d'unité donc je crois que donc de ce point de vue là vraiment donc gàcce ngalaama la jeunesse donc di nuyu aussi donc responsable sama mbokk responsable yi nga xam ñi ngi fi su ma si jiitalee donc le grand député donc l'infatigable Baye Maguette Diakhaté ak Baye Mor Ndiaye donc ci góor ñi donc ci jigéen ñi ma jiital ci donc suñu yaay suñu xarit madame Mbaye donc daf naa su ma leen joxee nuyoo bi pour mu jottali ma ko responsable yëpp je crois que nuyu naa ñëpp
di nuyu aussi donc les maires donc maires yëpp donc du ma lim maires yi fi ñëw ak ñi nga xam ne aussi tamit envoyé nan di ci ma jiital ci nuyoo bi donc le maire de Mbacké donc mon frère mon ami donc sëñ Abdou Mbacké Ndaw donc di beral aussi nuyoo mention spéciale au parrain donc le grand lion du département donc le président donc de la CEDEAO du parlement de la CEDEAO Moustapha Cissé Lo xam naa fa mu nekk peut-être am na lu ko metti ndax su sañoon ñëw ci jotaay bu mel nii donc dañuy wax nag lii olof naan su nu ñu koy waxee su kii lekkee alom xaw ma na ko gërëmee cooy tey suñu demee ba tey APR am ay racines fii mën naa wax ni ginnaaw yàlla ak Moustapha Cissé Lo donc dañ koy delloo njukkal di ko remercier di ko wax ni mu continuer donc jàppale président Macky Sall ba mu am deuxième mandat donc di wax ni tey donc ci jotaay bi université républicaine mën naa wax ni jotaay yu weccante xalaat la mais le grand conférencier donc le directeur de Galoba je crois que il a surveillé beaucoup de points beaucoup de réalisations que le président a fait donc ñu duñ ci ñëwaat bon li ñuy wax rek mooy juste ñëw ci ñaari action yoo xam ne yu am importance la mooy bourse de sécurité familiale ak couverture maladie universelle je crois que wax na ko mais dama leen di juste wax budget bi nga xam ne moom le président joxe pour bourse de sécurité familiale mën naa ni lu ma 30 milliards joxe na ko pour bourse yooyu te Mbacké ak Touba am nañ ci lu tolloog 6000 ba 7500 bénéficiaires mën naa wax ni diggante Mbacké ak Touba ak ci communes rurales yi mën naa wax ni ñoo bokk na ci gox yu ëpp ñi am bourse de sécurité familiale donc loolu aussi mën naa wax ni président ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci gox bi donc sas nañu ndax jox na xel ak xalaat donc le département ba pare couverture maladie universelle yi aussi couverture maladie universelle mooy ñi nga xam ni da ngay inscrire ci agence yi soo feebaree 3500 ngay fay soo feebaree doo fay donc hôpitaux yi ñoo lay jël en charge loolu aussi ci Mbacké mën naa wax ni am na ci presque 70 agences yoo xam ne dañoo tas ci département bi Diourbel am na ci 20 agences Mbacké am na 34 agences Bambey am na 16 agences donc pour dire que le président Macky Sall ci côté social mi ngi def ay jéego yu am solo donc ñun ñi nga xam ne ñu ngi population ñoo bokk ci population Touba Mbacké ak ci département bi war nañoo gën a engagé wu jàppale ko pour que élection yii nga xam ne mi ngi ñëw muy élection législative yi ay élection présidentielle yi mu am ci ndam ndax sas nañu donc sama xarit donc directeur Galoba ñëw na ci li mu wax ci donc ci autoroute Ila Touba bi tey diggante kuy jóge Touba di dem Dakar mën naa wax ni li ngay perdre ci temps bëri na trop tey ci autoroute boobu pare diggante Touba ak Dakar doo ko def lu mat 2 heures de temps donc loolu war naa tax ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañ nekk ay responsables politiques c'est très important nañ fexe ba donc jotaay bi ñu inscrire ko ci agenda politique donc du département muy am chaque année ñu yaatal ko nag ñi nga xam ne ñëwuñu bokk ci COJER ñu jéem a xool lu tax ñëwuñu pour que ëllëg aussi ñu mën a ñëw parce que président Macky Sall kat dañoo wax ñu yaatal parti bi unité donc dañ fexe ba képp koo xam ne ku réticent la wala koo xam ne amal lu ko naqari ñu dem waxtaan ak moom ba nga xam ni merem na giif pour que lu mel nii suñ ko organiser ñoom tamit ñu mën ci parce que la jeunesse mooy l'élément moteur d'un parti lu jeunes yi bokkul donc du am réussite donc ñan jéem aussi tamit vraiment donc travailler loolu maa ngi ci engagé donc sëñ Mbacké Faye je crois que mi ngi ci lancé boobu na fexe ba ratisser large bépp jeune bu fi nekk boo xam ne mi ngi am cogéram na toog waxtaan ak moom xool nan lay boole ak moom pour que ñu ànd booloo liggéey pour président mën a am ndam donc ci département yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant merci beaucoup. Merci Ablaye. Il ne reste pas beaucoup d'orateurs. En attendant, je sais que Bara, vous insistez beaucoup à ce que ñi nga xam ne dañu toog depuis ce matin pour ñu dugg ci mais vraiment ñi ngi féliciter encore une fois la forte mobilisation bi nga xam ne ñëw nañ. Dame, s'il vous plaît, nga may 1 minute. xam nga lu tax ma siif mooy
nga maa woo ni ma suma sañoon nga ñëw te yow Cheikh Ibrahima Fall moo ma booleeg yow ndax mooy sa maam am nga maam ju naan Serigne Massamba Fall borom ngàcc moo ma tuddee fa de la musique sénégalaise tanaan ma di nga dem te ginnaaw suba ci lundi bi dama war a def émission Walf TV en live lay doon maa ngi koy yëgal Mbàkke ma nekk ci répétition yi looloo waral léegi laa ñëw te damay delluwaat léegi Gallo seede ma barki démb bi ma woote ay Gallo danga ma wuy si sama baay Alaaji Mbedd Mbaay moo daan wax na boo gis day fay bis baa muy lebal bis ndeysaan Mbàkke lañu am ma ñëw tuuti li may wax lu mu tuuti tuuti wala lu mu gudd gudd day am solo ndax man lépp lu may way message lay doon ay ma way wax leen nit ku baax day bëgg réewam rawatina fa mu juddoo ñun de Mbàkke la ni sago ku ci bëgg Mbàkke tàccul sa ñaari loxo ca kaw garaba ndeysaan sama bàjjan nee na Njaay ngi nii soo nekk ca waar bu nu yor faali alkara Bandaar Njaay ay Gallo sëñ Mbàkke Fay Cheikh Ibrahima sa maam yow Gallo yaa bëgg Mbàkke nee leen Gallo ku ko ci waxati da nga fekkee déwén moo bëgg nee leen Gallo ay waay nee leen Gallo ku ko ci waxati da nga fekkee déwén Sëriñ Mbàkke Fay yaay laay la way la war na ma waaw sama bàjjen a ngi ne ajaratu nee na Njaay sunu coor bu ñu alkere Bandaar Njaay yaayu Caaco Mbay yaayu Arwa yaayu Anta Ali Njaay man yaa ma njëkk a may 1 million ay gi baam yaa si la alkere Bandaar Njaay soo dégg sama am dana ko jëm ko talaata yi ndeer yow la nu dégg Alaaji Sëriñ Mbay ma dab tàng njaag ak mbori ka mbay ku ci mbir yu nib jaam eccal ma lam ak ma lamin jaaji demba mi ci ree ngaay maa ngi jégalu waaye lii dafa mënta ñàkk comme ni ma ko waxee léegi may delluwaat léegi maa ngi leen koy yëgal yéen waa Mbàkke yéen ñëpp ginnaaw suba lundi dama war a def émission Walf TV en live ak Xalla groupe na ko ñëpp teewlu yàlla na ñëpp am jàmm barki Cheikh Ibra Fall. mais tàccu leen Dame Mbaye et Dame da ngay fay publicité bi nag da ngay fay publicité bi merci beaucoup sans plus tarder je vais donner la parole à une personnalité importante parce que étant le chef de village d'une ville aussi importante que Touba je veux nommer Serigne Abdoul Ahad Diakhaté ngeen tàcc moom monsieur le chef de village de Touba. suma bàjjan nee na Njaay nee na ngeen tàccul ma le chef de village de Touba ku ko tàccu yàlla na nga fekke déwén. merci beaucoup asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk yeew yëpp di jiital ci nuyoo bi nag ñi nga xam ne ñoo waral lii tey bu responsable yii ci suñu wet monsieur Gallo Ba sama mbokk Serigne Maguette Diakhaté Serigne Faye Serigne Bara Gaye ak ñi ñu bokkal ñëpp ak sama xarit Mor Seck ak sama Mor Ndiaye ak Alaaji Ndiaye représentant le maire ñu ngi leen di nuyu di leen jottali nuyu collectif chef du village yi nekk Touba yëpp te yàlla dégool ma nekk ca bopp lu mel nii su amee Mbàkke ak Touba di benn ndax dëkk boo xam ne ña ko moom seenu sant la dëkk ba tudd luñ fay def waa Touba am nañ droit ci ñëw ci bis boobu loolu mooy sama tànk yi di félicité itam nag xale yi ndax lii boo dee natt doxinu àddina te xam réew fi mu jëm su ngeen tollee nii ci ay at yàlla dogal ngeen di góorgóorlu di jàng ba noppi boole ci
bëgg a jàppale président bi ci lépp ci action yi muy def yépp loolu dafay dalal xel ñun ñii di seen ay mag di seen ay papa di seen ay nijaay ndax réew dafay dox te lépp ci loxoy xale yooyu mujj ñun liñ man rek mooy accompagner leen ak xelal leen orienter leen te loolu lii gis-gis bu rëy a ngi ci ndax ab président yàlla moo koy sàkk ku xam tuuti ci ginnaaw ak yi fi romb yépp ba président Macky Sall doon président bu réew mi da nga xam ne loolu dogalu yàlla la ku yóbbu rek rafet ci te jàppale ko ndax yàlla moo dogal loolu waaye moom itam def na lu tax ñëpp war a xam ne war nañ ko delloo njukkal ci loolu yéen nag loolu lay jotaay bi xam naa wax ji mënul gudd li ma ciy tënk rek mooy ab jullit suy misaal wala muy joxe exemple da koy indi ci taarix tuuti histoire ndax gone amul ndax ku ne jaar nga ci li am mooy ku am volonté rek boo ko defee rek booy màgg di am ay résultats yu baax ndax ci taarix yu gudd ab yonent dara mënu ko féete kaw asaabul kahfi ay gone lañ woon yu am volonté rek dogu suñ borom delloo leen seen volonté boobu ak seen dogu boobu te am leen di wax ne leen fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum hudan saa boo amee décision rek da ngay atteindre sa objectif boobu ay xale la ko waxoon kon bu ngeen nekkee ci lii dox jëm ci ñun daal noo ngi ci seen kanam ne ci seen wet di leen encouragé ngeen baal ma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Merci, monsieur le chef de village de Touba. La délégation de monsieur Cheikh Abdoulo, DG Crous de Bambey, composée de monsieur Cheikh Fall, monsieur Cheikh Diop, monsieur Khadim Ndiaye, monsieur Moustapha Fall, directeur du commerce extérieur, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse, monsieur Bassirou Sène, la délégation du maire de Touba Fall, avec le maire Mam Ndiaye, composé de Mbousomar, qui est actuellement en France, conduite par Hassan Mbaw, avec Adji Sek Talemboup, Modou Assoumbaw, Khadi Cham et Ndey Tall. di des ci orateur nag bëreegul mais ki jox kàddu gi dinaa ñaan suma mbokku jigéen ñi ak ndaw yi ngeen tàcc ko parce que yaay la te yaay ju nangoo uuf njaboot gi de par action yi muy def ak teewaay yi muy def kooku mooy kan mooy madame la haute conseillère des collectivités territoriales madame Mbaye nee nañ vous avez la parole. am jaar bu so sa loxo sa kaw ci jaar yaay Xaadim ci jaar jigéen ju baax ji ci jaar kii moo jar a roy. allo madame Mbaye tegeeti na nattu baax bi yaa baax ba réew mi naan yaa baaxee geeti na nattu baax bi waay mooy yaayu garo tàccu leen lii ku ma tàccu sa loxo du metti du fara welle doo yore loxo ku ci sar xolle doo dee yaayu galo mooy yaayu galo dejal ñu dem yaayu galo mooy yaayu galo moo jàppale xer ba tee sàkket da cay daru am ma njëkk jàmm mu ju jàmm auzubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim gannaaw ba ma sante yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu sang yi di ñaanal sëñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi loolu te wér di ñaan xalifa Maam Moor Jaara sëñ Abdou Yàllaay buur
di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall ñu fi nekkal maam Cheikh Ibra di ñaanal képp koo xam ne toog na fi di ñaanal sama ñaari waajur di beral nuyoo nag sama borom kër bi nga xam ne tey moo ma permettre ma toog fii tey di gërëm jigéen ñu fi toog ñëpp ak jeunes yu fi toog ñëpp ak kilifa yu fi toog ñëpp ak képp koo xam ne def na loxoom bu mat sëkk ci waa COJER seen programme bi ba mu réussir tey wax naa ko léegi Abdoulaye Diakhaté bi muy dugg si di beral nuyoo nag ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm nag président Moustapha Sello mi nga xam ni moo ma indi fii tey dugal ma ci parti bi ba ma am ci cër ba mën a wax maa ngi koy delloo njukkal yéen ñëpp da nga ma ko taatul bu baax a baax a baax di beral nuyoo responsable politique yi fi teew yëpp commençant ci Baye Maguette Diakhaté mi nga xam ne moo fi nekk ay parti bi di gërëm Baye Mor Ndiaye di gërëm sama doom sama xarit muy Galo Ba di gërëm képp koo xam ne tey jii ti nga fi di responsable bu ma la tuddee bu ma la tuddul Ablaye Diom ko wax na ko léegi ak Mor Seck ak ñoom Baara Gueye ak responsable politique yi fi teew yëpp ndax ku lim nag da nga juum bu kenn mere kenn bi seeni mel ñëpp laa gërëm ñëpp laa sant maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ma tudd ak ku ma tudd di def nag mention spéciale ci le président Serigne Mbacké Faye ak ñi mu àndal dee dëgg rek yàlla bëgg ku añaanul xam ne lii ay xale buñ ko dajalee muy COJER dajale département bi yëpp ñu génn fi mu nekk boo demee li wër hôtel bi yëpp ku bëgg na génn mi ngi fees dell mag ñi wuy si leen dañ leen di defal mention spéciale ndax ku añaan du gërëm ku soxor du gërëm baadoola du gërëm dof du gërëm xale yi jërë ngeen jëf parce que lii ngeen def mag mën naa dem te manu ko gone mën naa dem man ko xel nag puso bu wadd la xale mën na koo for mag mën na koo for xale yi yéen for ngeen ko yéen a ko yor tàccu leen ma xale yi waay liñ def dafa rafet tàccu leen xale yi jóg leen ngeen tàccu xale yi bu baax a baax a baax liñ def dafa rafet président Macky Sall li la bëgg mobilisation bu pertinente leen def sonn ngeen ci lii ñu toog tey jii ñun Dakar lañ ko daan gis man c'est pour la première fois événement bu nekk dem naa fa ci Mbacké dem naa ko ci région de Diourbel dem naa ko fu nekk mais seen manifestation bii ngeen def tey def tànt bu mel ni ñàkk seen alal ñu jàppale leen lii réussite totale la ku añaan bokkoo beneen bi ci des mooy nan ànd bokk ndey bokk baay te muy dëgg moo gën ñuy ànd ci bëccëg bi bu guddi jotee ñu yor sunu lañ set rekk di xotti loolu amul njariñ président Macky Sall li koy jàllale mooy ñu àndandoo yëkkateendoo dóorandoo tegandoo bokk ndey bokk baay kenn ku ci nekk li ci sa xol na nekk sa xolu morom te muy dëgg lii moo ñu jàllale li ci des mooy maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu àq ñëpp di ñaanal ñëpp élection yi ñu jëm yal na ci yàlla def barke ba nu gañe ko am majorité absolue à l'Assemblée nationale bi ci des mooy dem leen ngeen bindu ji ñi binduwul ci carte d'identité biométrique yi nan dem bindu ji ndax président Macky Sall gañ la bëgg te gañ li koy gañaloo mooy bindu bi boo bindoo nga woteel ko mu gañe majorité absolue bu fekk loolu mooy tax mu mën a gouverner maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp encore une fois de plus COJER de Mbacké mention spéciale département bi wuy si nañ leen mag ñi wuy si nañ leen ndaw ñi wuy si nañ leen gàcce ngaalaama jërë ngeen jëf lu ñu song daan nañu benn di jàppandwaan suñu bëgg lu ñu song il me reste 3 intervenants. di nuyu aussi sama mag Kati Cissé mi ngi ci jataay bi tàccu leen ma ko bu baax baax J'allais en venir ñu tàccu madame Kati Cissé responsable politique ici à Mbacké. Association petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall représentée par Serigne Moustapha Fall ibnu Serigne Cheikh Ndigal Fall, Serigne Modou Fall ibnu Serigne Assane Fall avec les amis de Galo Ba. L'association des femmes de Galo Ba AFG teew nañ fi.
orateur yi bareegul merci association des amis de Galoba beneen mouvement aussi les amis de Galoba mais nag li ñu wax mooy yëf yi moom madame Mbaye wax na léegi mais dafa am modestie rek mais for naa ci weewu nag ñu ne hôtel bi tey ñu organiser activité bi ku ko xam ne fii dañu fi liggéey parce que centre d'accueil la mais tey dafa ubbi buntu yi néeg yëpp jël cour beeg lépp mettre ko à la disposition loolu la ñuy xaar ci responsable mention spéciale à la COJER mais aussi mention spéciale à madame Mbaye je m'avais donné la parole au nom des maires des communes rurales monsieur Badasek maire de la commune de Taïba la commune de Cheikh à Baragay. ku ci bëgg Badasek sa loxo ne yëngu xale yi tàccu leen. merci ma ñëw may ñu waaw merci beaucoup dañuy wax tamit responsable rek jeunes yi tamit nee nañ bu ñu sañoon ñëpp ñu wax ba pare tamit nañu toog dem ñeneen ñi ba ñu intervenir ba pare surtout responsable yi ñeneen bu ba pare def naa ñaar ñoo ci des ñeneen ñi nga xam ne waxuñu bu fekkee ne jeunes yi intervenir nañ ba pare après ñooñu la ñuy réserver au moins yeneen responsable yi ñoom dinañ mën a joxe ay éléments de réponse en même temps ñu intervenir loolu rek lañ ci waxoon mais ñu ñaan ñëpp daal vraiment pour comme ñëpp rafetlu nañ li jeunes yi réussir dañu jël temps rek toog encore déglu leen surtout jeunes yi war a intervenir dans le débat général monsieur le maire. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba di nuyu Serigne Sidi Mokhtar xalifa général kullu murid kon bu loolu jàllee ñuy wax asalaamaaleykum bokki département de Mbacké bokki COJER di jiital ci nuyoo bi. léegi mais avant Lamine Diabaye di dugg permettez-moi de décerner une mention spéciale aux COJER de la région et du département, la COJER de Bambey, la COJER de Diourbel, la COJER de Touba, la COJER de Touba Mboul, la COJER de Kayel, la COJER de Darou Naïm, la COJER de Sadio, la COJER de Dendey, la COJER de Darou Salam Tip, la COJER de Touba Fall, la COJER de Madina, la COJER de Missira, la COJER de Ngaï, la COJER de Taïf, la COJER de Dalangabou, la COJER de Darou Salam Tip et la COJER de Mbacké tient à remercier tous les maires, à remercier les sages du parti Baye Ibra Ndiaye et Baye Dan Gueye. léegi nag avant ñuy jox parole bi assistance bi ngir ñu mën a def ay intervention comme ni ko le modérateur bëggee muy Bara Gaye dañuy introduire Lamine Diabaye et la troupe pour une prestation artistique. Lamine Diabaye pour 3 minutes. wuy ma yàlla xam ne ne affaire bi man jaaxal na ma trop vraiment c'est intelligent affaire bi jaaxal na ma mbaatur yaa ngi may dégg. waa nijaay lan la. xam nga lan moo ma jaaxal. waaw maanaam palaat bu Sénégal am saas. loolu mooy nijaay palaat foo ko dégg. loolu laa dégg ñu koy wax de. ay nijaay dégg naa ñu naan palaatu Sénégal am na saas. Sénégal li mu amee saas daa bëgg a xam lan la. déglu ma boo bëggee xam da ngay déglu. waxal nijaay palaat kenn waxula ko. plan Sénégal émergent. moom la ñu wax ne lan moo ko waral laa bëgg a xam. waaw da ngay téy. waaw waxal. loolu ngay njëkkee comme xamoo yow da ngay laaj. waaw. léegi président bu Sénégal monsieur Macky Sall. moom bi mu toogee en 2012. moo fixé ay objectifs am. plan boo ko déggee lu mu ci jublu. mooy que yoon bi mu jël. émergent moom lu mu jublu. mooy que ne ñu jëm ci kanam. ñu jëm ci kanam. waa kii yokkute maanaam. boo ko boolee ñaar yooyu mu jox la yoonu yokkute. waa kii loolu la ci jublu. mu nekk plan Sénégal émergent. dégg nga. te nag yow nijaay nag mënoo dëkk Sénégal wax dëgg yàlla nekk fi avant 2012 nekk fi intervalle 2012 2017 nga ne ma xamoo lan mooy plan émergent. waaw bu ma xamul nag du ma laajte. loolu laaj dëgg la mais plan émergent yoonu yokkute fekk na la ba sa biir kër. musu fee dugg Macky Sall moom musu ta dugg ci kër gi. Macky Sall musuma koo gis ci biir kër gi. Sëñ Mbacké Faye maa ngi koy gis ak
ak ñeneen ñi yeneen booy yu ndaw ndawaan yooyu ñoom caat ak booy yooyu waaye Macky moom mosuma koo gis ci kër gi moom. d'accord nijaay yow chaque fin du mois saaku ceeb bi may daane ci kër gi jënduloo ko de. wax nga dëgg fu mu ge wax nga dëgg. jàngu xale yi gëj nga koo fay man maa koy fay man jéen fan laa ko jëlee. la wax nga dëgg na xam nga nag loolu da jaaxaloon na ma. maa ngi naan sax da ngay jaay sa bopp di ma indil. ay nit yi damay nan ma jégal de loolu rek laa yaakaaroon dama laa bay woon ci biir rek. ay nijaay waaw boo xamul ba léegi da ngay laaj. waaw waxal ma dégg. man nu may jaayee sama bopp yow tamit te yëgoo ko. waaye léegi. waaw gouvernement bi ci boppam. mooy jël ci néew ju doole yi mu leen di dimbalee chaque 3 mois mu joxe 25 000 francs. juróomi junni. 1 an nekk 100 000 francs. nijaay boo ma gisee démb gis ma tey. xam ne am naa bu baax départ. ci loolu laa sukkandiku ba di la dimbale ci kër gi di jàppale sama jàmm xale yi ma koy toppatoo. dama ne sa soxna si lim la wax yëpp dëgg la yow nag da ngaa jël sa jëmm ji rek def ko jàkket ya bool ba. wax dëgg dama bëgg nga yeewu nag te xam ne Sénégal ci yoonu yokkute la nekk. dafa ba tax na waa COSER de Mbacké maanaam ñoom Serigne Mbacké Faye ak ñoom Thiatoor ñooñu dañoo woote suba ci campement touristique la Bawol 9h ci suba na ñëpp daje lépp loo bëgg mu leer la ci plan Sénégal émergent boo ñëwee dina la leer yow ak sa dëkkandoo yi nga nekkee yëpp fexe leen suba mu fekk leen fa man nag damay jaar nii képp koo xamante ni gis naa la naa la indi ci ndaje bi ngir nga xam lan mooy solo Sénégal émergent maa ngay dem. baax na man de son excellence son excellence bu baax waay. Monsieur le Président, Monsieur le Président, ñu bàyyi la nga nuyoo. Bon, nuyu naa leen encore une fois. Je vous remercie très fort. xam naa leen bu baax sama xol dafa sedd yow waa COSER. tàccuwaat leen seen bopp encore. li leen leerul woon. li leen leerul woon tey la leen di leer. ndeysaan. bala maa wéyal dara damay jox journaliste bi bu ko defee mu def présentation ma ñëw mën a nuyoog sama waa askan bisimilah. bisimilah nga ñëw mën a nuyoog sama waa askan. monsieur le président dafa am loo xamante ni mën naa wax ne xaaju mbooloo moo leen a toog muy ce PSE le plan Sénégal émergent. monsieur le président dañoo bëggoon a xam maanaam lan mooy plan Sénégal émergent lan la ëmb Sénégal émergent. bon laaj nga ma loo xamante ni. j'espère que Galaba wax na ko fi léegi Galaba dafa nekk koo xamante ni dafa nekk sama biir xol tey jàmbaar la encore une fois tàccu la ma Galaba plan Sénégal émergence mi ngi mel ni nga nekk Galaba rek ndax moom wax dëgg yàlla doxal na dëkk bi madame Mbaye tamit doxal na dëkk bi loolu rek émergence la tàccuwaat leen seen bopp encore une fois may xool fañing faj awa caa Fanying, awa cha. Fanying, Bon, merci beaucoup encore une fois. Sama xol sedd na guy. Sama xol sedd na bi ma gëstoo gis waa kër Moustapha Cissé Lo ndax moom boo waxee rek mu ne barke sëñ Moustapha Nawel. Sama xol day daal di sedd kon remercier naa leen. gërëm naa leen Sénégal émergent mooy yoon woo xamante ni yoon yokkute la autoroute Ila Touba bi gis ngeen liggéey jaar na yoon nouvelle ville yéen leen gis bu baax moom ki nga xamante ni mooy Galaba moo ngi ciy def xar tànk tubayam tamit mi ngi ciy liggéey moom dëkk bi rek moo ko ñor comme ni ko dëkk bi ñoree noonu tamit la ma dëkk bi ñor jàppale leen ma encore une fois ma toog sama 2e mandat bu ko defee ma liggéey bi jërëjëf kontaan naa encore une fois naa war a dem ba Dakar madame Mbaye sama biir président daa am benn question bu ma bëggoon a laaj maanaam xam nga ñun séeréer dañoo bëgg cere gaa moom ñeex moom bari moom ñeex léegi cere ji wax ci bon yéen ñi nga xamante ni ay dégg ngeen émergent ba ci cere ji bépp baykat bi dafa di yóbbaale sa ñeex foo gis cere merci beaucoup merci vos applaudissements la prestation